mais nag fii boo bëggee dégg-dëgg sécurité bi moo des ndaxte amuñu courant amuñu ndox amuñu yoon liñ manqué lépp dafa bari ndaxte fu fekkonte ni kër gu am courant la wala fu mbedd mu am courant la wala foo xam ne kër yi dajaloo nañ ba nga xam ne tey jii maire bi bu demee ba nga xam ne ñu ngi koy sonal ba mu xalaata yuuxu ba ay nit di ko dégg nit ñi dinañ mën a génn ci leeraay jaar fa jàll dimbali ji ko. amul sécurité teg si àll na moo tax gars yi ñeme ko. ñu naan xaalis lañ soxla maa ne leen xaalis ku ko soxla da ngaa liggéey wala ma jàppanteeg ñoom ba ñu dow mujj doo bàyyi ma nga xaw ma blessé tuuti maa ñoom ñëpp blessé nañ ndax moom biñ ñëwee foofu biñ ma gisee woon ak li ñu foogee woon amul di yaakaar woon kii moom ni mu sew ak nu mu tuutee bu ñëwee dañuy jaar ci kawam rek jàll moo taxit nag ma jàppanteeg ñoom bi ñu mujj dow. Il faut qu'on ait des policiers en civil koo xam ne dañu nekk ci corniche yi nekk fu ne takk hors di piéger les agresseurs boo takkee ñu ñëw di jéem a dal sa kaw jaasi tu les butes ñu daanu loolu mooy dëgg gi amul beneen théorie bu ñu fi jéem a wax état bi wala di ko conseiller état bi l'état a fait ce qu'il devait faire nous avons des travailleurs criminels des gens qui veulent faire ñoo xam ne ñoo bëgg a liggéey di gagner leur vie par le crime di takk jabar nekk ay VIP dem ci soirée yi di jomba ñaaw ba pare di rey ay nit jël mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen ak jàmm tey ñu ngi fii ci Darou Salam 4 bokk ci Tivaouane Peulh gën a jege aussi cité Sokabek fii ñu nekk ni fii la ñu fàtte woon benn mère Mariam War une 60aine d'années la am dëkkoon fi moom kese donc ci jour Korité bi la ñu découvrir corps bi ginnaaw autopsie bi xamle nañ ne dañoo yegg ci kawam lu bëri yoon dal di koy faat donc ci kër gi la dëkkoon nee nañu moom kese moo dëkkoon mu doon kër gi nga xam ne ni kër gu ndaw la donc moom kese nekkoon fi di fi dund fii la ko defkatu ñaawte fekk dal di koy def jëf ji nga xam ne ni moom la ko def donc loolu tax ñu wàcc fi tey ngir taataan xalaatu waa koñ bi ci mbir moomu donc luñ fi seetlu aussi mooy ne fii gox la bi nga xam ne ni ñi fi dëkk bëriwuñu chantier yi bëri nañ fi lool maanaam kër yu pareegul yi rek waaye aussi seetlu nañ fi ñàkkum courant bi nga xam ne ni tamit ku xam courant xam ne fu mu ñàkk sécurité aussi dafay faral di ñàkk certainement fii boo fi xoolee rek di nga imaginer ni guddi gi day lëndëm lool te loolu da def lu dul yombal liggéeyu defkatu ñaawteef yi. ah da ngaa juum nag ci ni nga waxee da nga naan ndongali tur bi naka la waaw waaw ok. baa ñu jox la cëru sëñ bi rek. ah waaye baal ma jël cëru taalu bi rek. tur bi. Modou Diagne. Modou Diagne waaw. bi fii ban koñ la. fii mooy quartier Darou Rahman 4. délégué de quartier bi tudd Sini Dem. waaw. waaw
léegi fii la mbir mi xewee woon ndaw si ñu faat. waaw maanaam ci ginnaaw nii ci sunu ginnaaw nii foofu la mbir mi xewe wax dëgg fa neex yàlla nekkul lu neex kenn nit nag bette lool bi yàlla dogalee it comme ni ñuy def ci korité bi daal noonu la délégué bi doon def ànd ak ñi mu àndaloon yàlla dogal nag bi ñuy wër ba àgg foofu yëglu jotuñu dégg dara yàlla dogal ñu jàll si beneen kër bi ñu demee ba ci kër boobu nag ba wàññeeku nag ci lañu ko ne tey nga dugg si kër bi parce que da ay yuux amoon na fi démb si guddi bi yàlla dogalee nag far moom mu dem ànd ak beneen xaritu policier ak beneen imam bi defe naa daal am na daal ñu mu àndal parce que man fii la ma fekk si kër gi may watu bi ma wooyee wax ma ko nag expliqué ma ni ñooñu la àndal mais bi ñu demee daal lañu fekk yàlla dogal moom ñu faat ko léegi nag ci la woo gendarmerie ñëw ñu taxaw ci wax dëgg yàlla niñ ci mëne taxawaay bu rafet woo sa pour ñoom ñëpp ñu daje fa ak ñi ci war a koor yi ci war a taxaw yëpp fi la ñu nekk ba heure bii ñu taxaw nii di wax ak yow yàlla dogal nag bon ñoom ñi ngi def seen enquête waaw wax dëgg yàlla loolu daal lañ ci jotoon a xam ci li xew ci ndaw soosu waaw. mais fii boo fi ñëwee li ngay njëkk a remarqué mooy ne. dafa bëriwul ñu fi dëkk. bëri na ay bâtiment yi nga xam ne ni ay chantier la. te certainement éclairage bi guddi gi dina xaw a am défaut tuuti. waaw loolu problème d'insécurité du fi faral di am. waaw dëgg la li nga wax ni moo fi am sax nag maanaam ndax kër yi ñi ko moom ñenn ñi dañoo dëkk si ñenn ñi dëkk guñu xam nga loolu si boppam sax insécurité la ba pare itam wax dëgg fa neex yàlla boo koy seet quartier bi it amaguñu doole pour ñu dugal fi courant bi te it loolu moom maire bi moo ñu ci mën a jàppale jàpp ci état bi yàlla dogalee nag problème boobu amoon fi maire bi mu ñëwee wax dëgg yàlla loolu la ñu njëkk a jooytu ni xam nga gendarmerie man du ma def lu dul première bi ma sant leen gërëm leen ci seen taxawaay première man sama gis-gis nag laa wax waxuma nag waaw c'est parce que adduna man nit ki day gisee nii ki gisee nii parce que gendarmerie wax dëgg fa neex yàlla seen taxawaay moom macha allah deuxièmement itam ku ñu ko dollil ñu jël dolli bi nag mi ngi commencé ci état muy président ak ministre de l'intérieur wax dëgg yàlla lu ñu mun a dolleeku ci soonu Tivaouane Peulh ñàgg ci sécurité nañ ñu ci dimbali parce que ñi fi nekk ay jàmbaar lañu mais xëy na peut-être bu ñu ko xoolee suñu bët manqué moyen moo fi nekk mais ay force ordre yu baax lañu wax dëgg yàlla ñu ngi taxawu seen liggéey ni ñu ko mëne li ci des nag état la ñuy ñaan rek te état yi da nga koy ñaan rek mooy mu xool parce que Tivaouane Peulh ñàgg yaatu na de wax dëgg fa neex yàlla yaatu na de waaw nañu dimbali daal ci sécurité bi waaw loolu daal lañ doon ñaan ci côté boobu moom waaw. man Ndeye Diakhaté laa tudd. Ndeye Diakhaté soxna Ndeye Diakhaté la tudd. soxna Ndeye Diakhaté. soxna Ndeye Diakhaté ngay bàjjenu gox ci fii. waaw. donc mbir mi fi xewoon moo ñu fi indi yéen da ngeen xamoon Mariam War. waaw Mariam War suñu dëkkandoo la daanañ ko ñoo comme ni nga ko waxee nii suñu dëkkandoo la ñun dañoo xëy suba la comme Korité ci bisu Korité ci suba si léegi ñu xëy bi ñu xëyee délégué de quartier bi dem di ziare ci la wooye sama borom kër wax ko nouvelle bi ñun noonu lañ ko yëgee mais mu nekk nag tiis boo xam ne lu ñu bett la loo xam ne ñoom fooguñu woon gox bi dina fi am ndaxte dañoo yaakaar ne loolu moom wax dëgg yàlla dégg rek lañ ci am waaye duñ dem ba nga xam ne ni suñu dëkk bi ñu nekk foofu la nekk muy tiis woo xam ne lu ñu bett la lu yéeme tamit lu doy waar ñu koy mettitlu di ko jaale ay mbokkam ndax bu dee dëgg la yàlla bëgg ñun de moom xamante nañ ndax ñoo bokk man fii la ma fekk mais daana dem këram dem bu xëyee liggéeyi dugg biir këram jaay ay baleem dem yoonam loolu lañ xam ci moom wax dëgg yàlla bu dee dëgg la yàlla bëgg. grand tour bi nan la. Motaar laa tudd. nga dëkk fii ci cité waaw fii la mbir mi xawee woon ndaw si Mariam War ñu jam ko ci. man de après laa ko dégg nii sax mais mooy loolu moom doy na waar torop waaw maire boobu wax dëgg yàlla moom borom baax la moom amul ak kenn affaire loolu daal laa xam si moom waaw. mais loolu noonu fii day faral di am problème mu insécurité ak lan moo ko waral. daa kii rek daa nekk àll rek daa nekk àll mais bu fekkoon biir town bi la comme nii comme tey par exemple comme jàpp Thiaroye jàpp Yëmbal bu doon foofu la noonu moom gars yi ñeme wuñ fa def yenn yi sax ndax boo xoolee ñiy dugg fii nii di fi def yenn yi boo xoolee ba si biir xam naa dëkkuñu fi ci li ma yaakaar waaw noonu daal la demee loolu daal laa si xam. mais fii boo fi ñëwee dafay li ngay njëkk a remarqué mooy ay kër yu pareegul. waaw ak. sécurité teg si àll na moo tax gars yi ñeme ko loolu kese la. Ablaye Dia maa yor sécurité 81 bi maa fay fanaan xam man lépp lu ma la wax fii ci sécurité rek xam naa ci dara
parce que man maa fay nekk guddi lu ne dama koy gis fii sécurité bi moom manqué na fi trop sax manqué na fi trop ndax fii moom dangay toog ba guddi doo gis sax kuy wër nga yaakaar ne kii sécurité la ndax man maa fa nekk depuis 2016 ba léegi maa ne ci terminus bi maa fay fanaan si moom sécurité bi moom manqué na trop di lamp yi mooy loolu fii amul courant gis nga quartier bi man damaa loo si fii la saa yu ma wàccee fii lay ñëw te bu ma ñëwee fii lu ne laay fii gis moom su ma la waxee dégg rek agression yi bari na fii ñu ci terminus bi sax am na benn fajar dama dem bay wàcc agresseurs yi ñëw foofu yor saret wàcc foofu dal si benn receveur dal ci moom ba yóbbu ci moom ay lu tolloog 60 000 ak téléphone am man damaa dégg yu ko yu wëññeeku ba ma ñëwee fekk gars yi jël na affaire yi ba doo yëg ci seen saret dem te man mi fekkoon nañ ma fa ba ma jàppante ñoom loolu 30 décembre woon daaw jeex la woon ci guddi gi ba ma laalanteeg ñoom laalante bu métti ñu naan xaalis lañ soxla maa ne leen xaalis ku ko soxla da ngay liggéey wala ma jàppanteeg ñoom ba ñu dow mujj doo bàyyi ma xaw ma blessé tuuti maa ñoom ñëpp blessé nañ ndax moom biñ ñëwee foofu biñ ma gisee woon ak li ñu foogee woon amul te di yaakaar woon kii moom ni mu sew ak nu mu tuutee bu ñëwee dañuy jaar ci kawam rek jàll mu taxit nag ma jàppanteeg ñoom bi ñu mujj doo wante fii moom wax dëgg yàlla moom luñ la mën a wax moom fii moom nguur gi def ñu fàtte carrément te leen a sànni fii rek amul tali amul dara yow fi nga jaar gis nga ko tu gis nga ñëw nga damaa demoon bëggoon nga dem ba ci terminus bi nga wax ak chauffeur yi lan la ñuy dund ci tali bi fii nii ndax man depuis boobu ba léegi maa ak ñoom ñoo ànd xam naa li ñuy dund metti na trop fii moom dañ ñoo sànni fii rek bay ñu ci biir kenn gëstuwuñ ñu bëggoon nag mu yegg fu gën a xawe daal foo xam ne buñ fa yeggee suñu safar suñu problème den ñu ko safar rek bëgg nañ ngeen yeggee ko foofu. kon ba léegi ñu ngi Daaru Salaam 4 bokk ci Tivaouane Peulh gën a jege aussi cité Sokabek donc askan bi maanaam ñi nga xam ne ni interrogé nañ leen problème sécurité la ñu joxoñ baaraamu tuuma lu ko waral aussi ñu joxoñ ci ñàkk éclairage parce que koñ bi gox bi courant agsi wu fi ba comme ni ngeen ko gisee ni waa askan bi ñi fi dëkk courant suuf si la ñuy jël maanaam dañuy jalgati courant dañuy tibbee courant feneen awale ko ci ay fil mu aw ci suuf ngir ñu mën a leeral seen kër yi muy lu doy waar te lii di xew fii ci capitale sénégalaise di Dakar lii di causer aussi beneen problème mu sécurité parce que nit mën na cee aw tamit courant masco parce que gis ngeen ko nuñ ko rafistole nii takk ci ay mbuus ak yi demee noonu kon na beneen problème mu sécurité mooy posé wu donc fii tamit soxla nañu ku leen wàllu ci wàllum courant. courant suuf de moo fi nekk waaw loolu moom lu leer loolu moom ñàkk maanaam suñu dama defee nii suñu côté fii nii gars yi ñoo marsul rek mais suñu marsoon ba gars yi xam ko ci ñoom dinañ def différence daal pour man ba nguur gi dégg ko dina def différence. mais nag fii boo bëggee dégg-dëgg sécurité bi moo des ndaxte amuñu courant amuñu ndox amuñu yoon liñ manqué lépp dafa bari ndaxte fu fekkonte ni kër gu am courant la wala fu mbedd mu am courant la wala foo xam ne kër yi dajaloo nañ ba nga xam ne tey jii maire bi bu demee ba nga xam ne ñu ngi koy sonal ba mu xalaata yuuxu ba ay nit di ko dégg nit ñi dinañ mën a génn ci leeraay jaar fa jàll dimbali ji ko kon amaana du yegg fii ginnaaw dogal suñu borom bu mu jàllee mais nag boo bëggee dégg dëgg moom fii moom sécurité bi dafa des bu baax a baax. donc comme ni ngeen ko gisee koñ bi amul courant amul tamit ndox parce que nit ñi aussi ci pompe yu demee ni la ñuy rootee loolu tamit nga xam ne ni waa Daaru Salaam 4 nga xam ne fii la jëye ji xewe woon fii la ñu fàtte woon ndaw si bokk na ci lu ñuy jooy donc utiliser suñu canal suñu reportage bi pour ñaxtu mbir moomu. may ñu ndox may ñu làmp ndax xam nga ne jigéen ju toll ci foo xam ni root ci teen moom kenn defatu ko ca benn teen lañ fi am bu ñuy roote délégué quartier bi moo ko def
ci ginnaaw këram ñun ñëpp fi la ñuy roote jigéen ji fi nekk da ngay jukki moom amatul sax àll bi cen ñi fii ci Dakar la bokk te ñun dañoo jukkee bay bëgg a dee yàlla xam na ko jukki nañ courant amuñu ko ay salaire ak lu kenn xamul la ñuy taal te xamu ni fii moom dund goo xam ne amoo courant amoo ndox nekk na loo xam da ngay takkal rek waaye wax dëgg yàlla doy na waar maire bi nag moom li ko dal mitti nañu ba ca kanam yàlla ak yonente bi ñoo ngi koy jaale ay mbokkam mais fii boo xoolee environnement bi boo fi ñëwee looy njëkk a remarqué mooy ne ay chantier yu pareegul waaw kay ak kii demee noonu tamit yooyu tamit mbir la aussi chantier yu pareegut ak fii nga xam ne fi ne nii xale yi ku génn sa doom sax bu génnoon di jàngi yaa ngi xalaat nu muy duggaate ci biir kër gi ndax yaa ngi dégg ñu naan sàccu xale yi fii sàccu xale yi fee tabax yu yeggu di yaa ngi xalaat sa doom bu génnee tey ji mën nañ koo jël dugal ci tabax yi sa doom bu duggee ba muy génn si kër gi nii sa fit du dal kon maanaam fii nii su fekkonte nii gën nañoo am daal loo xam ne nii lu ñu leeral la ak ndox mu ñuy naan moom moo gën a nekk ci suñu yitte ak ñi nga xam ne am nañu fii teene ñu bàyyi leen ñu dëkk gis nga fii ngay gis nii am na bisu tam xarit goo xam ne man mii di wax ak yow añum ci réeruñu man ak sama njaboot ay yambu ñoo génn si teen bi attaque biir kër gi bisu keroog ñun añuñu réeruñu màttuñu ba dañoo fa hôpital ñun ñëpp hôpital lañ def xam loolu tamit nekk na loo xam ne lu doy waar la moom boo bëggee dëgg-dëgg daal fii moom wax dëgg yàlla doy na waar yéeme na lool lool lool. ca Géejawaay itam ñàkk kaaraange gi doon fa njàkkare ginnaaw gi ñu agressé mu jaare fa ñàkk bakkanam ndaw bii di Omar Laye Diop ñi dëkkee ci gox ba joxoñ baaraamu tuuma ñàkk éclairage bi ci VDN 3 bi tax ñu sumboon ab doxum ñaxtu di sàkku kaaraange gu doy. banlieusard la ci banlieue bi laa dëkk fii ci Ndakaaru ginnaaw bi ma jógee Ngumba Ngeewul ma nekk un citoyen sénégalais nekk un leader d'opinion gis ni jamono ji lii dee ci Sénégal ci insécurité dafa ëpp man mii di wax ak yow rek yàggul barki Dembo Ndiaye rey nañ sama benn mbokk fii ci biir banlieue bi muy xale boo xam ne moom rek la yaayam amoon ci góor kii tamit la même chose yaay moom rek la am ñu rey ko froidement parce que tout simplement éclairer wuñ autoroute bi dafa jot ñu éclairer ko lii xew nii ci banlieue bi su fekkoonte ne ay doomu patron ñoo fi dëkk kon lii du am kon nag jot na pour ñëpp mobiliser wu comme un seul homme ñu wane ni nguuru président Macky Sall mi ngi seetaan banlieue bi mi ngi seetaan baadoole yi ñuy dee comme ay weñ ñu leen di rey ci autoroute bi loolu mënatul a continuer loolu moo tax man bi ñu ma yëgalee manifestation bi man dinaa ñëw teew pour wane sama naqar wane ne ànduma ci li nga xam ne moom moo am ci réew mi dañoo war a arrêter di seetaan ñuy rey nit ñi comme ay weñ surtout que autoroute bi bu fekkoon te ne tey jii comme ni ma ko waxee ñoom ñoo dëkk ci boor bi dinañ ko éclairer ba képp ku fa paan di nga mën a régler sa problème te kenn du la fa fekk mais aujourd'hui ñu toog di seetaan sénégalais yi ñu leen di rey comme ay weñ kooku mënatul a continuer loolu moo tax ñun ñëpp dañoo war a taxaw ñu demander justice pour Omar Laye Diop parce que dañ koo rey froidement tout simplement parce que problème mu insécurité la. li ñu seetlu di ne defkatu ñaawteef yi lëmbe réew mi jamono ji ay récidivistes la ñuy faral di nekk maanaam dañuy tëdd kaso génn war a jub daal di gën a dëng ex-gangster nekkoon ci milieu banditisme léegi di rappeur lii la ñu dénkoon ci mbir moomu. man ci leen laay appuyer quoi jeunesse bi pour ñu bàyyi xel bu baax li ma bañ moom mooy yàlla def nga am problème ñu tëj la nga dem kaso ba xam kaso nu mu demee xam métti bi fa nekk xam jafe-jafe yi fa nekk ndax bànneex yee ngi ci kër yi coono yee ngi si jeel yi nga xam lépp li fa nekk ba pare nga wéy retouraat di fa delluwaat di delluwaat loolu daan nañu dal quoi comme cheval de retour mais tey nii dañoo ñëwaat ci réinsertion sociale pour wane ni Sénégal ñun bëggatuñu booy yu ndaw yi di dem ay cheval de retour ndax kaso mën nga fa dugg quoi mais est-ce que mën nga ñibbisi am na ñoo xam ne kaso tey du ñu ñibbisi am na ñoo xam ne dugg nañ kaso génn ñëwaat duggaat génn kon kaso nekk na loo xam ne tey bu la jàngalu bu la defarul waru la yàq yaa ngi dégg kaso ñi mu yàq tam bëri na ndax système bi mooy comme li ma koy waxee rek du lépp la ñuy wax quoi biñ ñëwee ba ñu réinsérer ba léegi musuñu dellu si li ñu nekkoon ñu réinsérer suñu bopp ba léegi musuñu dellu si li ñu nekkoon dama koy confirmer di ko waxaat ñëpp dégg ñun dañoo bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw adhérer société bi mais société bi Sénégal dafa mel noonu quoi dëkk bi tamit ñu wax ne dëgg du dëkku dëgg société bi dañuy ñëw réinsérer suñu bopp société bi mais société bi dañuy rejeter
ndax des fois loolu dafa dal ay balles perdues dafa dal ñu bëri da ngay ñëw réinsérer société bi dugg ci benn kër seq ñëpp jàmm soxloo alal kenn nit bàyyi ba nga dugg ci kër gi mu ñëw dóor fa affaire bu ñu ñëwee ñëw ñëpp yow la ñuy song tax na ñi nga man li may wax nii dama ko du vécu gis ko am na ñoo xam ne dañoo ñëw bàyyi société bi réinsérer seen bopp mais xamal la moo ci am sens ba bi ñuy réinsérer seen bopp ba pare gars yi dañu leen colomotif léegi après bi ñoom bi ñu demaatee toogaat dañu mujjee delluwaat si li ñu nekkoon ndax nit ki fu muy amee freedom fa lay sentir boppam moo tax ñu demaat delluwaat dundu milieu mais kooku du ins gangster dégg naa lu ne gis naa lu ne wax nañ ma lu ne mais du tee lépp dama ko teg si yoon xam na ni ñun instant ni banditisme dañ ko rey ñun même bu ñu société bi rejeté ñun du ñu ñuy rejeté ñun dañuy ñëw pour defar suñu société moo tax ñu teewal OCB organisation communautaire de base te dañoo ñëw pour tekkilaat Grand Dakar wax la ni leneen mooy am mooy jikko yu bees étiquette bi ñu doon étiqueté mu dañ fi ñu ñëwaat nekkaat gars yi nga xam dañuy war a ñëw jàpp Grand Dakar pour la génération du futur. ngir yokk kaaraange gi ci réew mi Major Kandji xam-xamam màcc ci wàllum kaaraange lu mu gis mooy takk der yu pànk lool yokk surveillance bi bu baax ci réew mi waaye itam di jëfandikoo seeni ngànnaay. Et puis les droits humains en Afrique, ils ne défendent que les criminels et les voleurs et les violeurs. Ils ne défendent jamais. La fille de Tambala, déggoo benn droit de l'homme bu ne nañ punir, il faut punir le monsieur qui l'a puni. Li ñuy yooxu yëpp ñoom c'est dans la mafia qu'ils sont. Ils ne défendent que les diables et les imposteurs pour avoir de quoi. On ne sait pas. Parce qu'un être humain normal, des juristes de droit, comment tu peux défendre quelqu'un qui trouve une paisible femme dans sa chambre, violer ko rey ko pour satisfaire son libido? yow ngay tourner yow kooku ñu tëj ko 2 ans nga naan il est dans des conditions Massamba ak Mademba mais au lieu de prôner qu'on les tue même si on était permis à aller vers la peine de mort yow duñu wax mais il faut qu'il soit sanctionné et qu'il reste en prison. Une personne pareille mënoo fi nekk di théorie benn théorie boo xam ne yow da ngay jéem di ko mettre dans des conditions quelconques looloo tax léegi délinquance yomb yow même booy détourner maintenant tu te dis que je détourne 100 millions baa ngi sama xaalis aw moon dara je braque je gagne 100 millions mën na bëgg ñu tëj ma kaso nga activer ces leviers de soi-disant droits humains et de défendeurs de kii la ñoom ñu nekk di expliquer tu les mets en levier ñuy wax ngay dund ci kaso bi mais chaque mois tu manges 12 millions chaque mois tu manges presque 500 000 doo ko lekk tu es en bonne condition dans la prison yow chômeur nga woon doo futura tu ne produis rien tu voles de 100 millions de braquage et puis tu vis bien hein. Il faut qu'on apprenne comme les Américains. Quelqu'un qui est trouvé en flagrant délit de commettre un crime, il faut l'arrêter par le feu. La légitime défense par le feu, l'usage des armes, par les forces de sécurité, dans le cadre de la légitime défense. Lorsque les personnes qu'on défend ne peuvent être défendues outre que par l'usage des armes, il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on ait des policiers en civil, qui ont des corniches hors de piéger les agresseurs. boo takkee ñu ñëw di jéem a dal sa kaw jaasi tu les butes ñu daanu loolu mooy dëgg gi amul beneen théorie bu ñu fi jéem a wax état bi wala di ko conseiller état bi l'état a fait ce qu'il devait faire nous avons des travailleurs criminels des gens qui veulent faire ñoo xam ne ñoo bëgg a liggéey di gagner leur vie par le crime di takk jabar nekk ay VIP dem ci soirée yi di jomba ñaaw ba pare di rey ay nit jël seen alal di ko demee ay soirée di ci dem di doxal les drianke ak les garces c'est ça la vérité. L'argent qui vient de partout, les femmes les suivent. Ça les encourage. Da ngay agressé am sa benn 2 millions 3 millions mais tu es dans la banlieue comme un roi ñu naan sa waay dafa yor temps yi ban terme la loolu sa waay dafa yor temps yi il faut que les policiers interpellent tout le monde. Gis nga les voyous là il faut les interpeller dans les soirées il faut les interpeller dans les dancing il faut les interpeller dans la rue il faut filer les femmes avec lesquelles ils ont des relations bu da nga leen di piéger dans les corniches kuy agressé nga fetal ko. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y a des gens ici capables de prendre la responsabilité. Bu ñu yor CPI ak TPI ñoom la ñu yóbbu man bu ma nekkoon secrétaire d'État chargé de ça je ferai ça bu ñuy traduire man la ñuy traduire duñ traduire le président de la République parce que ça vaut le coup de mettre fin à ces manquements à tout prix.
donc ñu ngi fii plus précisément ci VDN 3 bi fii aussi bëri na lu ñu fi signalé ay série d'agression bu ci mujj mooy le jeune Omar bi nga xam ne ni mu ngi dëkkoon Wakhinane Nimzatt la veille de la Korité mu romb fekk motoom panne essence ci la ko ay agresseur fekk fu mu nekk daal di koy agressé ay auto achevé ko mu mujj ñàkk bakkanam mais aussi ay semaine ci ginnaaw wala aussi ay weer ci ginnaaw le jeune bijoutier Ndongo aussi fii lañ ko faate woon en tout cas fii la ñu fekk kooram ñu rey ko dugal ko ci biir otoom mu yàgge fi loolu balaa ñu koy découvrir kon insécurité lu fi bëri la ci VDN 3 bi lu ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma nag mooy l'obscurité parce que comme ni ngeen ko gisee y a un défaut d'éclairage public maanaam amul lumière amul dara donc day yombal liggéeyu defkatu ñaawteef yi nga xam ne ni sonal nañu askan bi côté bi fii tamit mbirum éclairage bu waa Tivaouane Peulh di ñaxtu ñi dëkkee côté bi tamit moom la ñuy faral di ñaxtu kon fii la ñuy tëjee reportage bi nga xam ne nii lu ko taxoon jóg mooy li nga xam ne nii moo lëmbee Sénégal Dakar jamono ji muy des agressions des meurtres des cas de viol et cetera di leen dig daje kon beneen yoon ci beneen reportage